asalaamaaleykum mbokki àddina asalaamaaleykum mbokki taskatu xibaar yi nekk ci salle bi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci ñëw bi ngeen ñëw ci suñu conférence de presse bii nga xam ne mooy premier bi ñu mës a def ñun collectifu CODAS collectif bi nga xam ne mooy xeexal Adji Raby Sarr di sàmm ay àqam ak ay yelleefam di ñaax autorité yi ñu jàppale ñu ci sàmm ak yelleef ak yelleef Adji Raby Sarr jamono yi ñu weesu gis nañu ni am na ay événements yu fi am yu métti bu jéggi dayoo ba ay bakkan rot ñuy massawu seeni mbokk di massawu askanu Sénégal bépp di wax ni lii fi amoon ñu ngi ñaan yàlla mu bañ fi amati boo leen seetloo man sama taxawaay ci mbiru politique daanaka ànduma ak kenn ku nekk ci dëgg ma ànd ak yow li gën ci Sénégal rek lay xeex fu ma gis ni lii taxaw du intérêt Sénégal damay taxaw jàkkaarloog moom ku taxaw menacer intérêt Sénégal ma taxaw jàkkaarloog yow ñu toll ci jamono yoo xam ne liy menacer intérêt Sénégal jógewul ci pouvoir d'habitude liy menacer liberté d'expression ci pouvoir la doon jóge jamono soppeeku ba liy menacer liberté d'expression ak liberté sénégalais yi mu ngi jóge ci biir opposition sénégalais mënatul wax xalaatam te duñu ko saaga bu dee jigéen nga ñu ne la dangay taxawaalukat nga bu dee góor la ñu ne la dunk nga wala leneen ak leneen lu ñaaw ñu teg ko sa der mu nekk ay menaces graves à la dignité humaine ay violations dignité humaine ñu koy dund quotidiennement mu mel ni rek virtuel bi dafa permettre benn dictature bi nga xam ni moo waral lii amoon fii Sénégal jamono yi ñu weesu ñun ñiy défendre Adji Raby Sarr défendre ñu ko ndax am ku ñu bañ wala ku ñu contre yàgg nañu défendre ñoo xam ni dañoo laal seeni ak seeni yelleef défendre nañu homme politique bu fi mës a am problème taxaw nañ sa wet défendre la ku ñu tooj ku ne Sénégal man Françoise Hélène Gaye taxaw naa sa wet xeexal la te duma la xam na ma taxawee démb doon xeexal Ousmane Sonko jàppoon ni ko dama koo tooñ noonu laa taxawee tey jàkkaarloog moom ndax moom moo tooñ askanu Sénégal moom moo tooñ doomu Sénégal ndax loo xam ne ñaari nit a ko sëkk ana lu ci yoonu askanu Sénégal ana lu ci yoonu appel à mortal combat ana lu ci yoonu deuxième vague nit ñi di jooy seeni néew noppeeguñu ngay woote deuxième vague ñuy wax ni li mu nekkee ni mu taxawee jàkkaarloog république moo tax ñu taxaw ñun àndandoog république ndax ñun Sénégal kese moo ñu ñëw Sénégal kese ñu tax a xeex li nga xam ne moo am solo mooy que sénégalais boo gis ñu sàmmal ko ay akam ak ay yelleefam te sénégalais yépp yam képp devant la république devant la justice te nag homme politique boobu nga xam ni moo taxaw jàkkaarloog suñu compatriote bi Adji Raby Sarr taxawalul askanu Sénégal boppam la taxawal ndax taxawal boppam moo tax ba mu nekk
woote ba ay bakkan faatu ngir moom coobare boppam ndax la muy xeex moom bokkul ak li Sénégal yittewoo ci jamono ñu toll nii ndax Sénégal jàmm lañu soxla ndax gis nañu dëkk réew yi nekk suñu wet la fa am donc point sensible yooyu noonu mu laal mën na yàq lu bari Sénégal ndax suñuy frontière xam nañu ni ñu mel te gis nañu ñi ñu gane si jamono ñuy weesu ak li mu ñu jural donc ñuy ñaax nguur gi di wax ni ñun jigéen ñi la ñuy xeexal dossier bii nga xam ni moo nekk ci seeni loxo ñu bëgg ñu àtte ko ñaari doomu Sénégal ñoo jote yoonu askan wi nekku ci ñoom ñaar dañuy taxaw jàkkarloo yoon ñu àtte ku nekk ñu jox la la nga yelool ku nekk xam ni amul benn citoyen bu ëpp moromam doole ci kanamu république amul citoyen bu ëpp moromam màkkaama ci kanamu république milliardaire beeg homme politique beeg gone gu ndaw gee ci yem ñoom ñëpp a yeman képp devant la loi donc ñu ngi ñaax sénégalais yi di leen massawu ci li fi amoon di leen ñaax ngeen ñëw ñu taxaw aar suñu réew aar justice sénégalaise aar autorité yi te taxawu Adji Raby Sarr ba yoon dox ñu àtte leen teg lépp ci yoon te muy nekk loo xam ni day gën ci Sénégal gën ci jigéen yi ndax bu ñu bàyyee dossier bi bañ ko traité nañ ko war a traité jigéen yu bëri ngi jooy jigéen yu bëri violé nañ leen ñu garder le silence ñu ngi toog di seetlu ba xam ndax Adji Raby Sarr mii lii mu dékku ndax dina ci am ndamam dégg ndax ni ñu traité dossier bi mooy tax ñoom ñu ñeme ñoom génn briser le silence wax li ñu leen def porter plainte Adji Sarr a été héroïque li mu def c'est héroïque Adji Sarr li mu def c'est un acte d'héroïsme parce que ka mu jàkkaarlool sax xalaatul woon ne que dina am fit bu muy demee porter plainte léegi nag il faut ñu encourager jigéen yi nga xam ne ñoo nekk ci bureau yi ñu leen di siif di leen sàkku ci anam yi nga xam ne jaaduwul jigéen yi nekk ci kër yi ñu leen di siif ay at yenn saa yi ñu dund métit boobu ba génn àddina il faut ñu encourager jigéen yi ñu mën a génn di dénoncer di wax porter plainte et c'est loolu mooy suñu objectif combat que mu bañati am impunité kenn bañ a sàkku doomu aadama yegg ci moom siif ko surtout nga siif ko nag ci ay anam yoo xam ne daanaka suñuy diine dañu koy tere suñuy diine dañuy tere yenn anam yoo xam ni xale bi nee na noonu la homme politique boobu yeggee ci moom léegi bu fekkee ni nag bàyyi nañu loolu jàll mooy ni légaliser nañu siif légaliser nañu harcèlement sexuel te bu boobaa bu ñu noppee nañu ubbi prison yi ñi fa ne te xam ne dañ leen jiiñ viol ñu libéré leen ñu ñibbi seeni wetu njaboot parce que citoyens yëpp yem devant la loi et il ne saurait être toléré mu am ay exception parce que bii doomu Sénégal dafa am ñu bëri ñu ko bëgg wala ñu ko topp wala fexe na ba jël réseaux sociaux yi en otage benn jamono parce que loolu changé na ba tax ba mooy xoxatal nit ñi di leen imposer que ni Adji Raby Sarr maanaam ñu bañ ñu néewal ko doole bañ koo déglu bañ a àtte dossier mbokk yi donc xeexu CODAS au-delà de Adji Raby Sarr c'est pour toutes les femmes sénégalaises contre l'impunité contre le refus de justice surtout bi nga xam ne constaté nañ ko te ñi néew doole souvent ñoo ci nekk ñoo ci am ay problèmes des gens comme Adji Raby Sarr issus des couches vulnérables souvent dañuy am problème pour que seeni dossier mën a yegg kon dossier bi la loi doit sévir dafa war a loxo yoon dafa war a diis comme niñ koy defee ci dëkk yi sowu jant boo nekkee kilifa nga def faute sa daan mooy gën a diis que suñuy daan samba boy wala benn mbojo kilifa bu def erreur daan bi dafay gën a diis pour ñu jox leçon ñeneen ña ca des won leen ni que république bi xamul
ay milliards xamul ay tout xamul ay daraja. Tous les citoyens sénégalais sont égaux devant la loi. Bokkutuma ci benn parti politique bokkutuma ci benn mouvement politique àndatuma ak kenn ndax xeex bi dama bëggul ñu colorer ko politiquement ndax c'est la citoyenne Françoise Hélène Gaye, la patriote, pas la femme politique qui se bat. ba may xeexal Ousmane Sonko du woon ni dama bëgg a nekk ak moom wala di ko liggéeyal wala nekk militant dama jàppoon ni dañ ko tooñ ma xeexle ko jamono yooyu na ma ko xeexalee démb noonu lay xeexalee Adji Raby Sarr tey ba mu bu nekkee ci dëgg moom ma xeexal ko tey moom mu nekkul ci dëgg moo tax ma jàkkaarloog moom parce que ñun république la ñuy défendre principe bu république kese la ñuy défendre du ay nit looloo tax yenn saa yi nga gis ma ànd ak yi nit bu ñu demee au pouvoir ma taxaw jàkkaarloog ñoom donc Ousmane Sonko tey bu doon moom moo nekk ci dëgg moom lay jàppale. mais ndax loolu day wane ne dama bëgg a jege. déggoo ma ni la combat bi c'est apolitique maa ngi woon bokk parce que ki may jàppale mu ngi ci nguur gi man maa wàccee lépp ne bàyyi naa àndatuma ak ñoom le temps ma focus ma concentré sama bopp ci xeex bii nga xam ni bëgguma waxkat yi méngale ko ak xeex boo xam ni état moo ko ngemb wala état moo ñu jox moyen wala état moo ñu xiir pour ñu jóg di ko xeex lii c'est une initiative citoyenne patriote indépendante amul benn relation ak état wala ak autorité yi. Je voudrais savoir sur quoi vous fondez pour dire que Adji Sarr a été violée. D'abord, on a dit que pour l'instant, personne ne doit rentrer sur les faits parce qu'il n'y a pas eu encore de procès. Alors, si vous avez des preuves, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous... Monsieur Diop, man, je fonctionne damay fonctionner ci principe bonne foi. ba may jàppale Ousmane Sonko laajuma ko xaw ma woon ndax dëgg la wam déet te moom ba tey sax demul justice te mënoon na porter plainte ba muy accuser état dafa def ay accusation ma ànd ak moom parce que dama jàppoon ni moom moo nekk ci dëgg te aw ma woon preuve kenn laajuma woon ndax am nga preuve ni Ousmane Sonko lii muy wax dëgg la comprendre nga tey jii bonne foi boobu ma joxoon Ousmane Sonko moom laa jox Adji Raby Sarr jusqu'à preuve du contraire te damaa ne présumé violeur présumé laa wax ci sama discours parce que tant que justice parewul atte ko on restera sur la notion de violeur présomption d'innocence parce que man duma tooñ moom sénégalais la donc damay préserver moom itam ay àkkam ak ay yelleefam mais man ki nga xam ni laa yaakaar ni moo nekk ci dëgg moom la ñu tooñ moom la ñu jaay doole man ci wetam lay taxaw looloo tax ma nekk ci wetu Adji Raby Sarr. C'est bon. Asalaamaaleykum. Man sama laaj c'est par rapport ak financement wu CODAS. nan ngeen di def ba dajale ay moyens ak fan ngeen di jëlee xaalis exactement comme wax ngeen benn fois gis nañ ngeen def ay sorties. amoo kenn ku lay financé état bi financé wu mais nan ngeen di def ba dajale les moyens pour par exemple organiser. waaw merci pour question boobu nga ma posé may wax rek question wu xaalis boobu dafay firndeel injustice bi nga xam ne maanaam homme politique boobu ay militants am déjà instauré nañ ko ci Sénégal ñoom waaw ñooñu ànd ak moom ñoom de am nañu droit di dajale ay centaines de millions di ko jox gis nañ fi ay 125 millions dëggalam déet yàggul gis nañ ci kenn ku bokk ci ñoom ñu jëndal ko fi oto bu bakkane sax ba yéen ñëpp oto boobu bëggoon ngeen ñu cotiser leen ko ñu jox ko oto kenn ŋaangul kenn waxul mais pour une fois kenn ku bokkul ci ñoom ñu gis ma wàcc Sénégal ñu ne dañoo cotiser 6 millions jox ma ko 6 millions yooyu man ba tey teguma ci sama bët amul ay seeni dañoo def seeni mënin rek parce que ñëpp xam nañu ñoom li ñu mën ak nan la ñuy fonctionner donc gis nañu nit ku jël ay audio enregistré ko boppam séddale ko
def comme ni sama panel la nekk ñu fay waxtaanee 6 millions te waxtaan boobu mësuta am. beneen bi mooy moyens yi CODAS di doxee bañ nañ ko ba laajuñu cotisation parce que dañoo bañ principe bu équité toujours la ñuy préserver ak dignité humaine bëgguñu wax diw joxeel ku ci nekk na joxe par exemple 1000 francs wala 5000 francs dañoo ne lu waay mën te nga attan ko te nga mu jaral la ko xeex bi jaral la ko parce que xeex bi du xeexu Françoise du xeexu CODAS kese xeexu Sénégal la Sénégal dafa toll ci jamono yoo xam ne chaque citoyen dafa war a taxaw défendre la République défendre les femmes sénégalaises te seetlu ngeen recrudescence bi am depuis mois de mars ci crimes yi ñuy def contre les femmes. donc CODAS ñu sentir que ni dañoo war a taxaw actuellement taxaw bu am ñu gën a jëmmal CODAS sur le terrain fii Sénégal man ma jël presque à 50% charge yi am ni frais yi 50% man maa ko assuré sinon sama xarit ak samay suñuy militant yu nekk bitim réew la ñu am de jegewul sax 6 millions waaye nag on s'organise très bien yàlla def na réseaux sociaux yi permettre na ma am ay connexion yu bëri ay am di jàmm ak ay soppe yoo xam ne fu ñu dem ñu faciliter ñu donc suñu li ñu soxla ñu jàppale ñu ci bu baax a baax a baax waaye lu jege sax 4 millions sax jotuñu ko amuñu ko